ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi bokk na li ci gën a fës dooree ko tey jilee benn conteneur bu amul dara dootul desati ca port bu Ndakaaru mu di ab dogal bu tukkee ca directeur général ba ay transporteur yu conteneur yooyu le di wane ni ànduñu ca ba tax na bëri na ay terminaux yu liggéey bi tagatembe foofu ca port bu Ndakaaru liggéeykat yu Abass Ndao hôpital ba wala ñenn ca ñoom mer bay futtu semaine bi la nag ñu ne toogaanu ñaxtu ak gerew dinañ ko amal ngir ñaawlu yorin ak doxalinu këru liggéeyukaay boobule la ñuy sàkku it mooy ñu ñëw càmbar yorin gi foofule. beneen ponk ci xibaar yi mu di taw meek yàqu-yàqu yi ñuy wëy di def ba léegi ca Jurbel ci misaal lu ëpp téeméer ci ay njaboot nag danoo bàyyeekoo seenub kër ndax ndox maa ko nangu ñiy yëngatu ci mbayum ndër gi moom nee nañu ren jile am nañu yaakaar ni dara bu baax ndax ndox mu bëri mi lu jege ñeenti milliards ci sunuy koppar daanaka moom la ñu am ci liggéey jeexal juma ju mag ji nekk fële ca Tiwaawan ñii di taalibe yi nag ñu wuyu ñoom ñëpp daanaka ci wooteeb xalif général ba di Serigne Babacar Sy mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi dooree ko tey jilee ci mardi gi fukki fan ak juróom ci weeru septembre nag ca port bu Ndakaaru bépp conteneur bu amatul dara dootu fa nekkati kii di directeur général ba di Aboubacar Sadikh Bèye moom moo jël dogal bu ni mel loolee ñenn ci ña fa nekk rafetlu wuñ ko dara bokk na ci transporteurs yi ñoom nag nee nañu file que bés yi la di ñëw dinañ dakkal bépp yëngu-yëngu foofule ca port ba maanaam liggéey ba door na sax ndax bëri na ay terminaux yu doxul foofule reportage Fatima Touré Younous Diatta. benn conteneur bu vide dootul desati fi nga xam ni moo di port autonome de Dakar mu doore ko tey fukki fan ak juróom ci weeru septembre ñoom ñi nga xam ne nag ñoo di transporteurs yi dañoo jàpp ni rek défiance lépp loo xam ne autorités yi dañ ko jël comme décision ñi nga xam ni ñoo di armateurs yi respecté wuñ ko ñoom nag li ñu bëgg rek mooy ñu daal di appliquer li nga xam ni moo di arrêté bi nga xam ni rek dafay organiser li nga xam ni moo di liggéeyu port bi lee. tey yow mi nga xam ne commerçant transporteur nga boo jaayee commerçant bi. transport bi 70 000 yeewu fay armateur bi 75 000 non seulement waxtu nu gañeetunu mais ca lanu dencoon ci sunu kër wala lanuy lebi dañ ko yokkal leen tey ñu ñëw nag comme am na note buy wax ni léegi ñoom ñoo war a jël vide ñu leen koy delloo bi ñu leen koy delloo ñoom ci seen bopp ñu mànkoo ni duñu jël benn vide maanaam défiance la. fi mu toll nii nag lépp li nga xam ne nag terminal la ca port ba daat nañ koy bloqué ñoom nag nee nañ liggéey du am. fileek li nga xam ni moo di seen bëgg-bëgg kenn saafara woo. gis nga tey fi ñu toll amul fenn foo xam ñun actuellement bloqué nañu seen terminaux yëpp muy terminaux Maersk muy terminaux Bolloré muy terminaux yu MSC fépp bloqué nañu CMA CGM tout le monde te nii lañ ko fas yéene xam ne gën a doy waar mooy oto yi ngeen gis libéré wul conteneur yi ñu yore li ciy tegu mooy du ñu mën a jël plein yi ci biir port ba. ñoom ñi de sax di xamale ni wok ñeenti fan bu fekkee ni nag dara defuñu ko li nga xam ni mooy koomu dëkk bi dina nërmeelu bu baax. li ñuy demander mooy les autorités de ce pays là nañu ñëw arbitrer lii fi xaw entre tey jii les nationaux ak les multinationales. ñoom nag di ñaan rek ñi nga xam ni ñoo di autorité yi ñu daal di jël li nga xam ne rek moo di ay décision ngir rek daal di régler li nga xam ne nag moo di coow la ca port loolee nag dafay rek daal di indi bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñi nga xam ne ñoo di transporteurs yi li nga xam ne nag moo di ay solution yu yàgg te dëgër. ca hôpital Abass Ndao it dooraat nañu yëngu-yëngu yi yenn ci liggéeykat yi ñu ne semaine bi yëpp ay toogaanu ñaxtu wala sax nag ay grève ngir naqarlu la xew ca seen kërub liggéeyukaay boobule ñu jàpp ni ko jiite di directeur ba dafay def naka sodul noonu ba tax na ci conférence de presse bi ñu doon amal tey jile ñoom agent yi bëgg nañu ñu ñëw càmbar yorinam foofu ca hôpital ba Fatou Bintou Konté ak Thierno Laurent Mendy ñu nga fa woon. jamono ji dara doxul fee nga xam ne moom moo di centre national hospitalier Abass Ndao bi nekk fee ca Ndakaaru liggéeykat ya fa nekk fi mu toll nii sax ci ab yëngu-yëngal la ñu nekk semaine ngi nii. subaak jàmm bu ci yàlla àndee amaat nañu toogaanu ñaxtu bu ñuy génnee ñeneen ñi toppatoo malaat yi alxames nag moom mooy fukki fan ak juróom-ñaar kooku dañuy banque loxo yi nag
du ne dañuy dàq benn malade dañuy jël urgence yi ku feebar danañ la toppatoo ni mu waree àjjuma di fukki fan ak juróom-ñett boobu si la ñuy toog ñun ñëpp dajaloo ànd gësëm nag évaluer li ñu def yëpp. ñoom liggéeykat yooyu nekk ci hôpital Abass Ndao di ñu xam ne nag ni fi mu toll nii ci hôpital ba dara doxu fa. kër gi muy ay surfacturation ay marché clientèle yoo xamante ne ay nu muy personnel bi dafa leen yamalewul ci jël gi. waaw ñu dem ba lu mel ni service laboratoire amatul ay consommable teg si nag ki nga xam ne moom mooy njiitum hôpital bi fi mu toll nii dooleem daal lay jaay ak ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel bi. ñu am fa benn représentant boo xamante ne dañ ko élire par vote légalement mu war a toogal personnel ci conseil d'administration boo leen xoolee organigramme bi moom moo nekk en tête du directeur ndax ci conseil ba directeur ba secrétaire la fa ba mu fay dugg dafa nekkoon agent ville de Dakar tout court. mais yàlla mooy doxal ay mbiram léegi représentant du personnel muy administrateur donc muy directeur bi di maire de Dakar amuñu benn prérogative ne dañ koy jël rek yóbbu ko. problème mu xaalis daal boo xam ne dañ ko doon laaj ACP te ACP ñu ko waxoon ci bureau directeur ne ñu am na xaalis boo xam ne daf koo denc ñu war a ñëw ci ay heures supplémentaires yu muy joxe ñu gis ACP wax la fa jot a nekk ba wax somme bi fa des fàtte loola. ma woo ko man ak Ndeye Koura Sow mi sax laaj ko ne ko am nga loo waxoon de ne da nga koo fàtte ba ma ko waxee daal la ñu fel sama gémmiñ keroog la jàmm jeex. liggéeykat yi nekk hôpital Abass Ndao nag jamono ji ñu toll nii nag jaaxle nañu loolu nag di wàllu ndimbal ñi nga xam ne ñoom ñuy autorité yi ñu ñëw wax ci situation bi nga xam ne moom moo nekk ci biir hôpital yi. jërëjëf Fatou Konté ñu wax ci paj mi ba léegi ak mbas mi ak tolluwaay wi fii ci réew mi ci bésub tey bile am na fukki nit ak juróom yu amee jàngoro bi ci lu ëpp juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ci ak ñaar fukk ci ay test yu ñu def benn nit moo ci faatu ñaar fukk ak juróom nekk Sowétas téeméer ak lu topp ñu ne wér nañu ba dem seenub kër ci ñaar téeméer ak juróom-ñetti militaires yi ñu ne dañoo jóge woon mission ba noppi amee jàngoro boobule nag armée bu Sénégal am na ay yeneen leeral yu mu ci indi mu ne soldaar yooyule ba ñu ñëwee daanaka amuñu benn mandarga ci jàngoro bi ci ndorteel gi waaye dañ leen a traité ci diirub fukki fan ba sax nag wér nañu ñu ngi doon topp fële ca Guéréo Mamadou Fall lañ ci àndal ci ay leeral. Service de santé des armées mooy militaires yi dañoo jottali benn bataaxal bi nga xam ne nee nañ ci bataaxal boobu ñaar téeméer ak juróom-ñett militaire yu jóge bitim réew bi ñu leen testé fekk nañ ci ñoom doomu jàngoro ji. soldats yi ñu ngi nekkoon Gambie ci wàllu mission CEDEAO lépp ñaari téeméer ci ñoom ñu testé leen positif ci coronavirus bi ñu ñibbisi ci réew mi kon am na fukki fan ak juróom ñu daal leen yóbbu nag ca centre Guéréo ñoom ñëpp ay asymptomatiques lañu gannaaw fukki fan yu ñu leen traité ñu mujj leen bàyyi ni ko protocole bu ministère de la santé et de l'action sociale bëggee ñoom nag ñu mujj négatif ñu bokk ci bloc régional bu fukk ak juróomi dëkk yi nga xam te ni ñoom la ñu yóbbu woon ca Gambie lépp juróom benn téeméeri soldat wu Sénégal ñoom la ñu yóbbu kon quarantaine niki ba ñu bàyyi seen mission bi ci Gambie fàttali rek ni ñoom dañoo demoon Gambie rek ngir kon delloowaat li nga xam te ni moo di démocratie ak 19 janvier 2017 di mission ab CEDEAO boo xamante ni nag moo di rek fexe woon ba Yaya yi gannaaw bi mu nërmeeloo ci kanamu Adama Barrow Yaya Jammeh moomee nag ci fàttali daa bëggoon rek confisquer li nga xam te ni moo di pouvoir bi. ci mbas mi itam na benn programme bu bees bu juddu mu di ab lëkkaloo ci diggante Union européenne ñu ne nag am na budget bu toll ci juróom benn milliard ak genn wàll ak lu topp sax ñu fas yéene koo jébbal ñi di force de sécurité ngir ñu mën a gën a xool frontière ya ñu déglu ci loolu Irène Mingasson moom mooy ndawal Union européenne fii ci Sénégal ak Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ bi ñu denk kaaraange biir réew mi ci micro Maymouna Ndiaye ak Jafara Ba. programme Sensec tey jii nag matériel yi dinañ ko def fi ñu ko war a def ressources yi yëpp ñi nga xam ne jébbal nañ leen ko moo xam daamar yi la moo xam matériel bi la dina gën a tax ñu xeex lii nga xam ni moo lëmbee àddina rawatina nag réew yëpp ñu ngi ci jot réewu Sénégal nag mi ngi rafetlu bu baax partenariat bi nga xam ni dugguleet tey jii matériel yi yëpp dinañ ko jël def ko fi ñu ko war a def ngir gën a lawal xeex bi. quotidiennement.
lii beneen paa la rek bu ñëw dolleeku ci li nga xam ni yàgg nañ koo def Union européenne ak réew yu bari bu ñu waxee nag réew France organisation yi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllu immigration bi tey ji domaine yu bari yaatu na ba nga xam ni ay expertise lañ fay def moo xam formation bi tàggat bi matériel yi nga xam ni dañ koy jébbal yéen ci réew yi ngir ñu xeex jàngoro bi nga xam ni mooy Covid-19 coopération yi nag dinañ ko gën di yaatal. mais aussi dans le cadre d'une crise particulière comme celle d'aujourd'hui. ñu jàll ci nawet geek yàqu-yàqu yi taw yi di def fan yile fële ca Diourbel moom lu toll ci téeméer ci ay njaboot wala lu ko ëpp sax dañoo mujjee génn seenub kër ndax ndox maa ko nangu ñii di yëngatu ci mbayum dër gi it amatuñu benn yaakaar ci seen tool yooyu le plan Orsec bi ñuy coow boobu ba léegi ñoom dégg képp la ñu ci am ndax ñàkk jumtukaay reportage Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. ci garab yi foo ko natt yàq ëpp na ko fii ñi nga xam ne ñooy mbéyam noor mi jàqare lañu def lépp luñ naroon am ci seen tool yi ñàkk nañ ko tamit suuf si yàqu bi nga xamante ne yàqu na ko jéggi na dayoo. il a fallu que ndox mi forcé mur yi toj mur yi ñu ñëw ndox mi jàll dugg si biir tool yi vous avez vu dégâts yi nga xam ne def na ko pax yi nga xam ne def nañ ko man fi ñu taxaw fii nii gis ngeen pax bi ne daane ay garab ay kàdd daane ay guy ay niima loolu xam nga donc du fa bàyyi salade du fa bàyyi supame du fa bàyyi jaxatu du fa bàyyi batañse yooyu yëpp dafa dem installation man goutte à goutte bi ma def bi une partie lépp ci commune Ndiarème tamit askan wu bëri jóge nañ ci seeni kër toxu feneen ndaxte ndox mi dafa nangu kër yëpp. ak tey mu tolloog ci semaine 9 à 10 jours ndox yi ñu ngi ci kër yi. lu tolloog ay 35 maisons ñu ngi fii nii yoo xamante ne ni dañu inondé ba nga xamante ne ñi fi dëkkoon ñëpp ni sax instant bi kenn nekkul ci kër yi donc ay maisons vides moo fi nekk te ndox bi fi mu toll nii boo fi duggoon ci kër yi ndox yi dañuy dem ba egsi ci sa dënn mu nekk loo xamante ne lu métti la. situation bi nag moom la ñuy nemmeeku fépp ci commune Diourbel sapeur pompier yi tëddatuñu nag. quartier bi ñu nekk ñu tuddee ko HLM Route de Bambey presque une cinquantaine de maisons parce que boo xoolee ndox mi dafa gudd parce que def na 500 mètres de long. Le niveau est le même donc kër yi ndox maa ngi ci biir kër yi fi mu toll nii pour nga génn ndox mi ci biir kër yi il faut que ndox mi nekk ci mbedd mi jeex pour que ndox mi ci kër yi mën a wàcc et pour ça va prendre donc le temps qu'il faut. situation boo xam ne ni doy na waar trop ba tax nguur gi waroon naa yëngatu wante ba fii dafa mel ni plan Orsec bi kenn yëgoogu ci dara. Croix-Rouge bu Sénégal moom delloo na njukkal Dame Diop mu di secouriste boobule doon wallu ab soxna bu courant bi doon bëgg a maas fële ca Tëngéej ba mu doon taw ba mujjee ñàkk bakkanam présidente nationale bi di Bafouba demoon na ca kër ga jébbal njaalam ak njaal bu Sénégal rawatina Croix-Rouge yi nekk ci àdduna wërngal këpp Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. gannaaw bu mu ñëwoon teele si njaalam nag gouvernement bi jëm ci njabootug Dame Diop di secouriste boobu nga xam ne bii dafa ñàkkoon bakkanam doon sauver bakkan kii di présidente nationale bu Croix-Rouge xam na ne seen élément boobu nag daanaka ñëpp delloon nañ ko njukkal. ci moom bi daam demee ba léegi doy na sëkk parce que nit li am solo mooy digganteem ak ay waajuram ay dëkkaaleem honoré nañ ko gis nga leen ñi ngi taxaw te boobaak léegi mat na semaine waaye ñi ngi taxaw ñi koy honoré mooy ñi mu àndaloon volontaire Croix-Rouge yi di liggéey ñoo ànd ak moom ba jébbal ko boromam lu honoré na ko ñi koy honoré mooy sur le plan international maanaam ci bitim réew àddina bi yëpp téeméeri dëkk ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo bind lettre jaale loolu doy na honoré ndax nit dee na fi ba sonn ba lu yàgg waaye loolu amul woon Afrique bind nañu loolu yëpp ay waajuram ak ñi mu ay mbokkam gis nañu lettre yooyu. Dame Diop mu doon secouriste boo xam ne bii ba ci njeexeetalu ay fanam doonoon nag koo xam ne kii ku engagé la woon ci kàddu yi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo bokk ci Croix-Rouge. imaam yi wax li ñu wax ay àndandoom wax li ñu wax loolu dëkkandoo yi te dëkkandoo la doon sauvé ba lii dal ko ci donc Dame am na sargal li nit doon wut ci àddina am na ko nit te am na mandarga mi demee. loolu wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar. ci wàllu lii di gouvernement bi ministre bi di Ndeye Saly Dieng Diop nag mu toll ci 700 000 junni ak ay lu jëm ci wàllu dund.
ñu dem fële ca bët saalumu réew mi rawatina département bu Bunkiling nga xam ne soriwul dara Gambie wax ci daggum garab gor garab foofule mu ngay gën a sax ñu ngi def ay campagne ngir wax nit ñi ñu wàññi ko ndax njeexital yi mu mën a am ci àll bi ñu ngi koy sax-saaxee saa su nekk tax na commune boobu le ñu naan jinaan yi dañoo jël dogal am ab campagne di jëmbataat ay garab teg ci village bu ca nekk ñu teg fa ay comité de vigilance maanaam ñuy xool bu baax a baax àll bi ndax du am ñuy ñëw foofu le di ko dagg Bakary Konté Xaali Jàmme. département bu Bounkiling mu ngi nekk ci ay jafe-jafey tar ay trafiquants yoo xamante ne dañuy ñëw di dagg garab di ko yóbbu ba léegi mu ngi wéy malgré campagne de sensibilisation yi ñu nekkoon di amal fii ci diwaan bi malfaiteurs yi nekk en yenn population yi nekk ci gox frontalière yi ñu ngi continuer di dagg garab yi di ko yóbbu ci diwaanu Gambie mu nekk situation boo xamante ne autorités locales yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax. commune la boo xam ne ci frontière lañ nag avec la Gambie. li tax may préciser loolu c'est important képp ku may déglu dina xam ne bii c'est une zone boo xam ne affaire de déboisement li ñuy yàq àll daf fi bëri te daf fi yàgg. ñun département de Bounkiling chaque fois bu ñuy wax affaire environnement bon liñ ciy teg souvent du ma neex en tant qu'autorité donc mooy que di Bounkiling la coupe de bois continue gor garab yi di ko yóbbu Gambie et cetera yu mel noonu souvent très souvent moo tax ma ne il faut que ñu inverser. commune bu Jinani daal di lëkkaloo ak ASC yi nekk fii ci diwaan bi door nañu seen campagne bu reboisement. li tax ma woo leen c'est pas parce que simplement pour ngeen mën a jëmbat mais c'est surtout naka la ñuy def pour aar ko defe naa lieutenant wax na ci nee na loolu la ñu jox comme conseil. jëmbat c'est bien applaudi mais naka la ñuy def pour aar ko comme ça chaque ASC mën aar li mu jëmbat. initiative yi mel nii nag partenaires yi di ko rafetlu bu baax. lu ma gën a jiite ci lu mu def maanaam mu ko jëgale ci affaire sport comme ren amul sport mu ne xaalis boobu da koy jël au lieu mu bàyyi ko noonu pour l'année prochaine wala at yi ñëw mu jël ko mu gar àll parce que moom kese mënul aar àll Bounkiling wala commune département Bounkiling. commune bu Jinani moom nag mu ne dina jëmbat ay junni garab loolu nag dina ko def balaa nawet di jeex. dinañ créer tamit ay comité de vigilance ci village yi yëpp nekk ci commune bi Jinani en frontière ak Gambie loolu nag pour xeex ndagum garab nu mu amee doole fii ci gox bi. dellu si Ndakaaru wax ci jàng beeg démb xam ngeen ni ca université xawoon na tàng étudiants yi doon grève wala bokk manifester jàmmarloo seeni bourse d'accompagnement ñu ne dafa am ab retard kii di médiateur bu UCAD Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moo ko Socé Diop na ca loolu nekkul ab wareef moom Socé Diop sax am na ab saafara ci jafe-jafe boobule ñu ngi ciy liggéey dañ koy déglu ci micro Chérif Dia moo nekkoon ganu info du matin. waaw fitna gi dafa fekk ni étudiants yi dañuy laaj loo nga xam ne ni dañ leen ko daan jox fekk ni loolu sax wéeruñu ko ci droit ndax droit bi li mu wax mooy soo amee bourse dinañ la ko fay at yi nga xam ne moom lañ ko war a fay léegi nag bu fekkee egg nga ci at yi nga xam ne nii moom nga war a egg pour jeexal te jeexaloo li nga man rek mooy ñaan am ndimbal moom nag dañ ko yàgg di def ba étudiants yi jàpp ci ni loolu boo ko seetee ci wàllu syndicat mooy li ñuy wax acquis waaye nag fondewul ci li ñuy wax droit positif. waaw ñu ngi góorgóorlu seen kéemtalaay kàttan pour lépp xam ne nii moo tax reprise xam am tuuti rëq-rëq mais examen yi nga xam ne nii moom la ñuy def ci début reprise bi te yaakaar naa ne tey jii sax bu leen recteur li nga xam ne nii moom la ko ministre bi wax ne dinañu gën a góorgóorlu ci accompagner ñi xam ne ni ñoom ñooy évaluer ñoom ñooy jox étudiants yi ay examen ñoo leen di defloo examen ñu eggale ko ci anam yi gën ndax beneen bi nga xam ne ni mu gën a tee metti mooy commencé waat njàngale mi. nga xam ngeen ni ca Tiwaawan nag ñu ngi waajaat eggali liggéeyu jumaa ju mag ji nekk foofule ci ndigalu xalifa général ni ki démb ñu door ab benn collecte maanaam fas yéene ut ay koppar ngir ko mu nekk nag ab ndam ndax xaalis bu takkoo takku jot nañ ko am lu jege 4 milliards ay taalibe yu bëree bëri wuyu ci woote ba xalif bi dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf ci ay leeral. hadratul juma allah
waaw kon jotaay ngir santati suñu borom màggal ko ak guddi gi nga xam ne amal nañu ko doon lu spécial te sell tombeek fukk fan ak ñeent weeru septembre ñuy fàttaliku it làqu sëriñ Maam Abdou Aziz Sy Dabakh ci ñaar fukk ak ñetteelu anniversaire bi waxtaan yi ak liggéey bi kon ñu amal ko jagleel ko jeexal liggéey ga ñu door jëm ci grande mosquée bu Tivaouane waaye ci autorité bu xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy teewee ko kon ay membre famille Seydi Hadj Malick Sy ay talibé ak i autorité liggéey nag ak kon lépp loo xam ni su mën nañu ko jëm ci xool koppar ya ñu war a it mën a teg ngir liggéey ko ñu àggali ko dugal ci ñëpp yaatal ko ngir it ku ci nekk mën ci barkeelu loolee kon ngërëmu suñu boroom la ci nit ñi di am lu ëpp ñeenti milliards ci suñu koppar doon kon loo xam ni xam nañu ko ci lañ ci nar a am ñooy joxe amal ko ci doxalin it bu sell ñu gërëm leen ci liggéey yu yaay yi nga xam ni kon door nañu ko waat jëm rek ci grande mosquée bu Tivaouane ma nga xam ni sax ñu ngi ko tàmbali woon ci atum 1904 farma bi ñu amal ci jotaay bii nag mu jëm rek ci mbas mi nga xam ne ni moo fi am ba tax kon coppite gi ak doxalin gi ñu nemmeeku ko ba tey it ñu amal ay ñaan ngir jàmm sax te it ñu booloo doon benn. jërëjëf Mame Birame Diouf sant ko ci xibaaru marax yi bàyyi leen nag Ndeye Aram Touré mu eggali ci Soir d'info Aram. jërëjëf soxna Naata Mbaye dellusiwaat